gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyau ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence. le grand patron. Ibi Goss. li ngay dégg neex na de. trop. célibataire bu mag bi. boy. le grand célibataire. maam libaas lu jox ma cër waaye tamit kilifa laa. lu ma la joxee ci rek yow loolu def kilifa. mais maa ngi leen di ziar bu baax Sow Poulo Ardo ak maam libaas na ngeen def. sant nañ delloo ziar. am libaas. ñu nuyu ñi seetaan ñëpp. di amaat mbégte trop vraiment di waat le suñu grand rendez-vous yi macha allah di ziar ñëpp. ndeysaan. mais li ma bëgg a wax mooy. Sow Poulo Ardo yow mën ngaa liir xam naa loolu mais maam libaas moom jàngam maam libaas liiral ma thème bi ma épinglé ci suuf thème mu tey. forme physique de Modou Lo Ama Baldé. nga ni lu tax nga koy baral nii bu foo fekk mu koy baral. déggu ma. ma ne fekk koo xamante ne jàngam soriwul buy liir dara da koy baral. yow sa jàng sori na yow. ah liiraatal ma yow sa jàng sori na laa. liiraatal ma déglu. ma liiral la li nga bind nii nga liiral ko. waaw. forme physique nga bind. waaw. de Modou Lo et Ama Baldé. bi yoon yaa ngi def ABCD toto tata. waaye doo ba yow ba yow. moo ngi indi. maa lay ziar yow maa lay ziar tumaani. delloo ziar. yow am nga jàmm. alhamdulilah. jaajëf. célibataire mag bi maa lay nuyu. dama ci cof tuuti. ci live Lamine bu mu doon def di wax forme physique bu guy gi la doon wax keroog ma cof tuuti ci forme physique bu Ama Baldé mais maam libaas mbaa xam nga ni fu mu toll nii Ama Baldé forme bu mu yor tiital na supporter Modou Lo yu bari. waaw yow bës na tey ni ñay ma loolu di jëndiwuma ko xam nga lu may ñaan yàlla bis ba yàlla may ñu fekk ak tal Modou ne si jàmm ñu waajal ko mu ñëw. waaw ma loore laay man sama yoon ci forme na tey ni ñay. di ji dëgër ko gën. di dëgg la ko gën Sow Poulo Ardo en tant que observateur bu mag a mag amateur bu mag a mag est-ce que saawaay ñii réeruñu fu mu toll nii. non mais effectivement xam nga aussi je pense que bu ñuy fekkee dañuy def un débat d'idées di waxtaan ci wàllu lamb day baax ni objectif jël far bi teg ko ne boo gisee man naaw Malick Mitrailleuse je pense que Malick Mitrailleuse ku ne xam na ne Modou Lo lay nooyee Malick bu jëlee ndox jox ko Modou Lo sax mu gëm naan ko. tu vois un peu mais en fait moom bu lay analyser tey day jël far bi teg ko ne mu xaw objectif quoi il faut qu'on soit objectif man li base ku ne xam na ne Modou Lo la faral loolu moom si lu am la mais quand même il faut reconnaître tamit que vraiment la forme physique de Ama Baldé comme ni ma ko waxee léegi koy wax léegi forme physique bi ñu ngi koy jauger parce que gis nañ ko mu nekk au repos déjà man ci bi may gis déjà photo yi ak yooyu damoon xaar ba gis ko avec un corps au repos pas un corps boo xamante ni dafa nekk à la salle mais honnêtement là am na forme physique bu baax mais Modou aussi il n'est pas en reste quoi mais quand même il a vraiment une forme physique boo xamante ni je pense que ay supporters am kontaan nañ ci moom déjà dalal na seen xel déjà forme physique bi mu yor nii mooy forme physique bu Ama Baldé forme physique bi mu yor mooy li nga xam ne moom lay supporter am bëggoon boo xoolee supporter Ama yëpp à 99% ñoom ils sont satisfaits de la forme physique de Ama. mais ça physiquement yow Sow Poulo Ardo physiquement Modou Lo ak Ama Baldé jamono ji ku gën a taxaw. waaw man parce que Modou yi ma koy gis yëpp day sol jàllaabe quoi gisuguma ko mu comme ni may gisee Ama gis naa mu def débardeur def short mais Modou yàlla xam na ne ba ci tay rek vidéo bi ma gis rek dafa sol jàllaabe quoi moo tax mënu ma juger de trop mais Ama quand même li ma mën a wax mooy ci forme physique am def na ci jéego il a fait un pas en avant ci forme physique am mais Modou ku xamee ko constance ku xam Modou am na boo xamante ni gis nañ ci Modou Lo
mu ànd ak Papa Sow mais nekk en pleine forme ci entraînement comme tamit gis nañu Ama Baldé benn boo xamante ne mu ngi nekk di dox ak benn tubaab noonu mel ni ku doon footing mais nga gis ko mu ngi toll ni nag. effectivement non waaw boo gis naa ko mais je pense yàgg na tuuti loolu avant mooy bi Modou bi mu ànd ak waa jàmbaar Wrestling Academy ngay wax ñu sol seen débatteur yi mais man je te parlais peut-être ci lu gën a récent effectivement boobu bu ñu ko xoolee foofu noonu Modou il est juste en fait nekk ci benn logique parce que comme ni ma ko waxee il a toujours été constant kenn je pense que boo xool mbir bi gën a constant ci làmb ji ci wàllu forme athlétique ci wàllu forme physique ci Modou Lo après tey mooy li nga wax li waral coow nag mooy Ama Baldé fexe na yokk tey ba xëy na mën a xaw a tolloog Modou Lo plus ou moins quoi loolu moo waral tey comparaison bi imposé wu mais ba tey je pense que Modou Lo ay gën a jox tuuti la faveur des pronostics ci wàllu boobu ci la fi ma ko teg mooy constance parce que tey bés bi nga xamante ne dafa constant bokk la tumaani mi nga xamante ne dafa ñëw à l'espace de 2 mois mu am lu mu yokk ci yaramam du mën a doon benn ala kulli xaal parce que automatisme yi du bokk xam nga li may wax bu baax. voilà. mais ñu déglu Serigne Ndiour lan la ci xalaat avant ñu ñëwaat ci Mame Libasse tontu itam Pikinois ñu ngi koy seen ci suuf dinañ ñëw ci moom léegi Serigne Ndiour forme physique Modou Lo vs forme physique Ama Baldé actuellement. waaw maa ngi siyaar gars yi si live bi yëpp Toumani Mame Libasse Beuz xam nga di siyaar ñëpp di seetaan quoi maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. waaw mais waaw ñoom ñaar xam nga combat bi boo gisee bi mu taxawee ba léegi nii amagul maanaam date bi jàpp nañ ko mais dafa des quoi décembre dafa des. waaw. xam nga foog ñu xaar ba mu xaw a gën a jege. yaa day wax ji foofu la ñu gën a mën a xam li xew si ñoom quoi mais instant bi ñoom ñu ngi liggéey ñoom ñaar ñëpp a ngi liggéey. xam nga combat bi jaral na Modou Lo parce que moom combat bi risque la ci moom parce que man. musuma gis koo xamante ne comme ça da ngaa nekk roi des arènes wàcc dem jëli booy buy ñëw Modou Lo laa gis mu def ko. waaw c'est premier combat man Modou Lo yaakaaruma ne day jël Ama Baldé. xam nga la xaw na fan la sukkandiku ba jël ko. comprendre nga mais yaakaaruma ko woon parce que loolu combat bi risque la ci moom. xam nga parce que Ama Baldé man waxati ko nee na moom. nekk roi des arènes bu ko leeroon day comme àjjanaam day dee dem àjjana. xam nga instant bi nag mu ngi liggéey lu métti xam nga Modou Lo ngi liggéey. ñoom ñaar ñëpp ngi si état mais Ama Baldé mi ma gis nii xam nga instant bi bëri na doole. bëri na doole trop. waaw instant bi moom xajam na quoi. ban photo nga gis ban vidéo nga gis ba ne Ama. gan na dégg moom Libasse instant bi Mame Libasse waxu la ko de mais fii saa yi dafa commencé tiit de. dafa commencé tiit instant yi réseau gisoo muy daw. déggatul sax ne dégguma mu ngi commenté naan dégguma. du dégg nu muy déggee. dafa amoon appel certainement donc da nga koy génnee dugalaat ko quoi boo amee appel rek dootul dégg. non kon fu mu toll nii mënatul dégg lu ñuy wax. non du dégg non dañ dégg. kon yow fi mu ne nii actuellement forme physique Ama Baldé moo gën a baax bu mu yow Serigne Ndiour. non du loolu de Modou Lo daa muus jàllaabe lay sol day nëbbu formam. Modou Lo moom chaque fois mu ngi si forme moom. ok. Modou Lo toog bu toogee Modou Lo du koy toog parce que moom tollul ne gars yi day entraîner chaque fois xam nga mais jàllaabe yooyu muy sol day nëbb Modou Lo bu solee jàllaabe day nëbb xam nga formam ak yooyu quoi xam nga. waaw mais Ama Baldé mii ma gis fooluwul. waaw te tamit instant bii ñoom Mame Libasse am nañ problème. Mame Libasse Serigne Ndiour da directement dama lay bàyyi nga tontu. yàgg naa koo dégg dama ni la xam nga loolu yàgg naa kaa dégg Modou mënu ci luur yi dara gis nañ fi Gris daje nañoo Gris Bordeaux daje nañu Eumeu Sène yaa ngi dégg Ama Baldé man gisuma dëgg laa bu dee bëri am weccit dugal jox ma am ñu weccante gis ma kele bu mën a gis ma lu mën a jaaxal Modou ci bëri. mais ñëwaguñu ci clé yi ñëwaguñ ci bëri. non foofu laay waxee mais état bi mu yor. non Beuz kii dafa am lu ko raw de Beuz kii dafa am lu ko raw tant que déggul woon da nga koy wax risque bi Modou Lo jël ba pare. dégg ko woon sax dégg ma Beuz Modou bu ko neexoon tey bi mu jëlee roi des arènes du jël Ama Baldé. mais lan moo tax Modou arrière récupéré jël Ama Baldé gars yi war nañoo jàngat xel bu baax Modou doful du ci wu ne. wax ñu ko ñun jaaxal nañu wax ñu ko. voilà bu fekkee Ama dafa yaakaar ne si doole
moo koy daan moo tax muy daan Modou ndax na boppam. bilaay. lu tax dama koo xam rek. bës xam nga laay ñaan yàlla. yàlla nañu yàlla mi fa nu gudd ak fekkee ba combat bi am date moom laay ñaan yàlla quoi. na date tey. non xam naa date le 25. mais le 25. Mame Libasse. waaw. la forme physique actuelle de Ama Baldé naka nga ko gisee s'il te plaît ñëwal ñu ci loolu. gisuma ko. barki alxuraani karim gisuma ko billahi wallahi. fu mu simee ko waa léegi bàyyi ma woon la ko mu coow li jeex. waaw war ma ko. bàyyi ma woon aussi gis na ko parce que gis naa benn vidéo bu Ama nekk buñ ko wanee ngay commenté. Mame Libasse soo vite. si. biñ ko wane fa non loolu kii loolu Sénégal la. nga ne. loolu Sénégal la woon. la moo nekkoon Sénégal. fi ngay commenté. vidéo am nga yor. waaye de toute façon Ama ci continuité la comme ni ma ko waxee moom tamit parce que format athlétique bi mu yor nii bi mu jógee Sénégal moom la ko indaale Paris avant mu ñëw Paris. je pense que ci yéen a ah. ñoo la weer def Paris. waaw léegi vidéo baa ngi nii xoolal. voilà. waaw lii abara lii. waa lii lu ma ciy tiit man. ooy montagne yi. bës. ooy. la ilaha illallah. Muhammad rasulullah. bës yaa may dégg. waaw maa ngi dàq na ragal man lii nga may won nii man am naa am lu ma la won mais du ma la won lii nga may won nii. waaw. man am naa lu ma la mën a won mais du ma la won. ah non ñun ni ñu gis rek la ñu mën a waaw commenter. li nga gis waaw moo tax. mais dama la man du ma la won. mais naka nga gisee li nga gis nii est-ce que baax na doy na wala doyul. na yokku. ah non na bëgg yokku bu baax. na yokk. bu baax. bës. waaw. lu mu liggéey Ama Baldé mii ma gis. Ama Baldé mii ma gis. li muy entraîné mooy Modou Lo bu bëggee combat bu yàgg. waaw. moo ko teree neex. da koo mat. bu bëggee mu gaaw. mais Mame Libasse bàyyi sa ruubee da ngay déglu boo leen dégloo da ngay déglu. yow waxoo fi xam-xam yow. mais yow yaa wax xam-xam yow. yow da ngay far. yow da ngay far. ba Moussa Ndoye daanoo ba tey sa xel bi daa dem. non non yow. loolu da ngay dégg. état bi wuy ma. wuy ma déglu ma expliqué. non tey waxuñu waxu Moussa Ndoye. wax état bu ko fi wax. waaw dëgg la ñuy wax. wax état bu ko fi wax. fii nga takk say rajo. état Moussa Ndoye état daanul mbër. waaw waxal ba pare. waaw waxal ba pare. bës bàyyi ko ba mu paree rek bu paree moom mënu ma teree wax dinaa wax de. ok pare. waaw waxal. da ngay continuer. dama lay xamal ni. dama ne la. Ama Baldé. munoo bañ ne instant daa ne ci forme loolu munoo koo bañ. na tey di ñay. man damaa li kenn waxu la ñay. yow kenn waxu la ñay forme lañ la wax forme. man déggoo li ma wax de man saa wax du dul neex dama ni la. na liggéey bay bëgg a dee. albi suuf la moo. boo waxee wax wuy ma sa wax bu neexul dañ lay tontu tamit tontu boo xam ne yow du la neex. man moom parce que yow da ngaa far. waaw man dama lay wax ni Modou Lo. dañu lay wax dañ ne Modou Lo ñun nag faruñu ñun dañu wax ku nekk sa état lañ wax. yow koy far dañ ne Modou Lo pare na. bul daw laaxu. Ama Baldé pare na. te Ama Baldé ni muy entraîné man gisuma ko mu jël volume. xam nga wala. Ama Baldé dafa bëri maanaam dafa bëgg bu sa waay bëggee combat bu yàgg. mu fekk ko ci. bu bëggee mu gaaw tamit mu fekk ko ci loolu laa la wax. en tout cas daal. te tamit yow combat yoo xam nañ la yow combat bu gaaw arrangé wu la. kan sa bëre yëpp da nga ko yóbbu mu sa combat yëpp. yow combat bu gaaw mënoo ko bëre. lu tax mënuñu ko bëre. yow war bi sifflé ku la sëkkatal yow da ngay réer doo xam foo jëm. waaye quoi ñaata mbër la ci daaneel. mënoo song. ñaata mbër kan. yow kon xamoo Modou yow. kon yow xamoo Modou. Modou du songu wala fu mu songee. xamoo Modou. du songu. xamoo Modou sa waay. bu leen dugg ci combat bi Sow bu la ardo man may defal ci li nga déggee Serigne Diouf nu mu waxee ak ci li nga déggee Mame Libasse nu mu waxee. waaw mooy li ma la wax xam nga tey Mame Libasse il a manqué d'objectivité malheureusement dafa yóbbaale Serigne Diouf ci loolu quoi parce que finalement ñoom ñaar dañ dem ci nekk ba nekk ci benn werante quoi analyser tuñ xam nga. moo tax loolu day xaw a nekk di c'est un peu partial quoi moo tax mooy li may expliqué nee naa parfois tey man je préfère Mame Libasse ku ci mel ni Mame Libasse parce que sañ naa ko wax parce que gars yi moom léegi man vraiment comprendre tuma da ngay wax léegi ñu diw dafa far mais man je préfère Mame Libasse boo koy laaj par exemple ci forme physique Ama Baldé nga dindi Modou par exemple tegal ko fa beneen mbër xam nga fi may waxee parce que moom naan la moom la ko battre en brèche mais li ngay wax ni c'est un fait parce que ñun les amateurs tey ba ku ci mel ni Jib Ëlk wala Mohamed Al Ndiaye wala Kouch Jabang et cetera ils sont capables xool mbër bi à l'œil nu de loin rek wax la état physique am fu mu toll parce que seen domaine la seen métier la ñun amateur yi xam nga lu ñu am mooy xool mbër bi gis ko comme Ama Baldé dagg yi génn ñun mi ngi ci forme loolu lañ ci am donc ci noonu la ñu mën a juger donc tey dire que Ama Baldé n'est pas en forme
wala waxu yàqu la il est en forme te seen njiit léegi wax na lu am solo mooy Ama boo xoolee forme bi mu jël dafa dégager lépp luy gras boo xoolee dafa développé ay muscles boo xoolee forme physique am yett bi nu mu demee ay muscles la développé après loolu mooy li nga xamante ne moom la soxla woon ci combat bi moom la ko ay supporters am santoon ndax dañ doon naan Modou moo ko ëpp doole ci wàllu boobu daal nañ xel ay supporters am après bu ñëwee ba tey pour bañ a dugg ci combat bi reste à savoir est-ce que physiquement ci wàllu endurance est-ce qu'il sera autant endurant est-ce que dina am ay automatisme est-ce que tey yokk boobu mu yokk du ko perteloo ay automatisme face à Modou Lo parce que bu fekkee ne Ama par exemple tey musul bëree état bii nii mu ñëw andi ko ci Modou Lo interrogation day ñëw est-ce que automatisme yi mu amoon dina ko amaat mais bu fekkee ne automatisme yi mu daan am di daan ay adversaire am fexe na ba adapté ko par rapport ak forme bi mu jël mën na am dara ci combat bi. mais je pense que même man sama xalaat moi je me permets joxe sama xalaat même si je suis le présentateur bu dee ci cadre forme physique Ama Baldé pour man automatisme yi day yokk ndax Ama dafa dindi lépp luy gras Ama contre Papa Sow dafa amoon beaucoup de gras les gras bi yëpp du ba sew rucc Ama boo gisee bu combat bi soog a taxawee da ngay naan est-ce que Ama dafa feebar dafa jeex sew rucc def opération ci épaule am bi faju ba wér mu ñëwaat di entraîner di liggéey te fu mu toll boo gisee lu muy jël yëpp muscle la comme ni nga ko waxee donc bu dee muscle lay jël yaakaar naa te mu ngi koy boole ay footing ak yu mel noonu donc automatiquement yi dina fa nekk parce que dina nekk mbër boo xamante ne du diisaay bi du ko sonal parce que yaramam bu muy jël moom moo ko moom. effectivement mais man Ama j'aimerais bien savoir lan lay liggéey en France parce que wax fa dëgg neex yàlla xëy na nga gindi ma ci bi mu ñëw ba tey gisuma benn vidéo boo xam ne wane nañ ko peut-être salle wala leen quoi gisuma ko. benn squat rek la ñu gis te dinañ ci jël jib xel ko léegi mu analyser ñu squat boobu. voilà merci beaucoup loolu mi ngi dépendre ci li muy liggéey aussi parce que jël muscle bi kese doyul déjà tey ci wàllu musculature bi parce que ay fànn yu bëri la am na musculation bi am na cardio bi xam nga am na contact bi ak leneen mais ñun tey bu ñu xoolee ci wàllu musculation domaine musculation on peut dire que liggéey bi ci war ci wàllu musculation bi ñu koy def mais comme gisuñu ko tey mu contact gisuñu ko déjà mu def leneen duñ ko mën a juger ci loolu quoi mais ci musculation bi nga xamante ne dafa primordial aussi parce que il faut aussi ñu waxante dëgg mbër tey athlète pour nga am doole pour nga nekk athlète bu am doole la musculation elle est primordiale te ci wàllu boobu il a assuré moom dañ ko jëlal parce que il a toujours été constant jamono yële passé bi ñu def pub bi gars yi ñu ngi fi doon jiiñ biir et tout mais je pense que mooy doon biir bi dafa rëy quoi pour ñu déggul fi may waxee mooy bi muy def publicité bi mu defoon king bi et tout bi mu toogee gars yi ñoo wax naan que dafa il a pris du biir mais boo xoolee récemment bi ngay wax moom ak waa jàmbaar Sing Academy bi ñu ko gisee mu sol débardeur gis nañu les muscles dafa génn xaw a saillant et tout ça veut dire que donc tey xëy na dafa xawoon bàyyeeku wala anyway lu ko mënoon andil fexe na daal ba dindi ko ba retrouver sa forme d'antan bi moom ko ñëpp xamee woon. macha allah Serigne Ndiour. lan nga ci dolli le dernier mot le temps ma changé dugal keneen. waaw lu ma si dolli mooy xam nga di ñaanal ñaari mbër yëpp jàmm xam nga. waaw xam nga yàlla defal leen jàmm xam nga ba làmb ji tamit xam nga ubbiwaat ba le 25 décembre ñoom ñu mën a bëri si jàmm xam nga. waaw xam nga ñoom ñaar ko yàlla may ndam xam nga baax na parce que man supporté wu ma si kenn xam nga parce que ni ma leen gisee ñoom ñaar ni ma koy waxee rek ñoom ñaar bëgg nañ combat bi quoi parce que ku ci gis ñoom ñaar ñi ngi liggéey xam lu ma la parce que li ma la koy waxee sànq rek man gis naa Modou Lo gis naa Ama Baldé mais xam naa si daal Ama Baldé moom ni mu daan liggéey ay combat ak ni mu liggéey si combat bi bokkul combat bi bëgg na ko liggéey boo xamante ne maanaam xam na ne Modou daa sob day jaar fu ne xam lu ma la waaw loolu tamit boo diisee war nga am yenn maas yi maanaam waaj dina jàll foofu ba jàll nga koy dóor a yëg xam lu ma la léegi nag moo tax mu wàññi poids bi noonu xam nga dëgëral yaram bi yokk doole nga xam te ne xam nga waa ji bu ñëwee mën koo gis waaw noonu daal laa ko gisee dina bokk si ñuy gis teen pétrole bi dina bokk si ñuy gis teen pétrole bi pétrole lan ñu gis teen pétrole bi ëmb seen lay tooj kii bàyyi ko te xaaral baal ma répété li nga wax ba déglu dama ne dina bokk si ñuy gis teen pétrole bi moom li ma dégg na jàngi xeex bu baax ut physique bu doy ay mbokkam nañ ko digal te bu ndaloloo prix dib lay doon. jërëjëf Mame Libasse jërëjëf Sow Poulo Ardo jërëjëf Serigne Ndiour ñuy profito une information qu'on a eu tout de suite
boo xamante ne gars yi confirmé nañ ñu ko ma confirmé moom mooy ndeysaan tonton Babacar Thioune nekk ci CNG nekk koo xamante ne moo nekkoon président commission d'organisation du CNG benn paa la nii bu njool ndeysaan xaw a sew boo xamante ne nekkoon ci làmb en général wax dëgg yàlla très organisé xam nga jëflante nañ lu bëri yàlla dogal tamit wax dëgg yàlla mu nekkoon nit ku baax professeur anglais su ma juumul vraiment bien correct paa boobu moom moo génn àdduna te lu ñu yéeme moom mooy il a perdu sa seconde épouse il y a 15 jours donc xam moom tey mu génn àdduna tey donc paa boobu noonu nga xamante ne moom mooy paa Babacar Thioune tono Babacar koy jaale bu baax a baax ëxlu làmb di ko jaale bu baax a baax CNG di ko jaale bu baax ay mbokkam wax dëgg bu baax boo xamante ne wax dëgg yàlla da doon jàpp ci lu bëree bëri ci làmb bien professionnel ñu ñaana sama gars yi waaw yàlla ko yàlla taxal ko àjjana amiin amiin yàlla na ko yàlla yërëm rek yàlla xare ko àjjana alxuraan nafsin zaa'iqatul mawt kullu man alayhaa faan loolu rek lañ fi xaar vraiment di wax allah yarhamu incha allah yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana ay jege ñaalam yéen xol di ko jaale askanu lamb yëpp Boss kontaan naa ci yow mon frère jaajëf Mame Libasse jaajëf Serigne Diouf waaye Serigne Diouf waaw nañ seetaani làmb ja rek amul problème ñu daje fa ñu daje làmb ja merci Mame Libasse gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence.